bismillahi rahmaani rahim aouzu billahi min asheytaani rajim asalaamualeykum wa rahmatullah. ñi ngi nuyu mbooloo mi di jiital ci nuyoo bi Seydina Issa Laye moom mi nga xam ne moo fi ñëw toogal fi Ahlou Laye di gërëm waaye Yoff yëpp di gërëm ñi nga xam ne tey bàyyi nañ seen yitte ñëw fii ngir wuyu si ci woote buñ leen woo tey nag li ñu woote ci Yoff woote jàmm la li ñu woote ci Yoff mooy dañoo gis ne dafa am lu xew ci dëkk bi ay ati at mu am ñu yore dëkk bi ay ati at te dëkk bi liñ doon xaar ci ñoom gisuñu ko kon ay doomu Yoff daldi dajaloo waxtaan na ñun kat bu fekkee dëkk bi dañ ko dénkaane woon te ñi ñu ko dénk liñ yaakaaram ci ñoom defuñu ko nañu taxaw ñu seet nan lañuy mën a bokkee boole suñu doole boole suñu gis-gis ngir man loolu ñu dénkaane woon ñu nangu ko ci ñi ñu ko dénkoon. pour wax ji gën a xaw a leer tuuti mooy li yëkkati tey kuréel gi mooy dañoo am fu ñu jëm dañ jëm ci ay jangante maire yi jongante yooyu mu jëm am na ku nekk tey ci maire bi am na équipe municipale bu fi nekk mais équipe municipale boobu nekk foofu attente yi ñu population bi amoon li population bi doon yaakaar population bi gisu ci boppam booy xool ci assainissement gisuñ ci suñ bopp booy xool ci njàng bi gisuñ ci suñ bopp booy xool ci liggéeyu xale yi gisuñ ci suñ bopp booy xool ci financement jigéen ñi gisuñu suñ bopp loolu nag bu amee te nga dénkaane woon da ngay xaw a seetaat tuuti sa position loolu moo tax tey juróomi doomu Yoff jóg ne dañuy boole seen doole pour liggéey pour Yoff pour liggéeyal leen yéen may attirer seen attention que ne lii boo gisee ñu def ko dañu bëgg nit ñi ubbi seen bët yi ubbi seen nopp yi bu fekkee ne dañ laa fal nga nekk ci dëkk bañ lay fal amuloo ñaari téeméer nga dem ba ci yàgg ku la seet si nga jox ko paasub junni buñ nee élection jot na nga joxe 100 000 200 000 300 000 xaalis yooyu ñu leen di jox noonu xaalis la boo xam ne ki koy joxe moomu ko seen alal la daf cee teg kay loxoom di leen ko jox waaye kuñ ci jox 100 000 bëgg am ci sa kaw lu war a mat 40 mbaa 60 millions ci at mi loolu na nga xool ndax 100 000 yooyu ñu la jox ndax jaadu na pour que nga lekk ko bàyyi ñeneen ñi. kon tey il faudrait que ñun ñëpp ñu xool buñ ne campagne électorale koo gisuloon da nga ko gis dox di ger nit ñi bañ leen ger boobu ñëw leen ngeen ànd ak ñi nga xam ne soxlawuñ ci seen alal ndax dañ fay nekk ci dëkk bi di fi def lu baax di jàppale doomu aadama yi di dumbale waa dëkk bi te amuñ contentieux politique loolu mooy ñi fi taxaw tey pour mën a jox seen kàddu laaj leen seen kàddu ñi nga xam ne nag ñooñu la ni ma ko waxee woon ay doomu Yoff lañu ñu jiital ci ki nga xam ne dafa am mouvement boo xam ne mi ngi tudd jiital askan wi muy El Hadj Ndiaga Ndoye El Hadj Ndiaga Ndoye Yoff la dëkk Yoff la dëkk saal bii ku ci El Hadj Ndiaga Ndoye wax lum la masta def yëkkatil sab loxo waaye saal bi it ku ci El Hadj Ndoye ma sa dimbali ci ay GIE ci ay groupement man ngaa jóg ne ko jaajëf ñu teg ci ki nga xam ne mooy seen doom di ki ñuy wax Yankhoba Diène
jërëjëf ñu teg ci may leen ñu tuuti may leen ñu soxna yi may leen ñu teg ci seen beneen doom bu ñuy wax Seydina Issa Laye Bane ñu nekkal fii ñu teg ci seen beneen doom boo xam ne xam nga Yoff dafa am num bindoo dafa am li naan Yoff village ak cité nouvelle ñu teg ci seen beneen yoom boo xam ne ci cité nouvelle yi la dëkk ñu koy wax El Hadji Diouf seen doom yooyu doomu Yoff yooyu ñoom ñoo waxtaan ci seen biir xool dëkk bi ni mu bindoo xool ki nga xam ne tey moo nekk fii ci mairie Yoff bi ndax foog ñu di ko tudd ndax moom lañ amal affaire muy ki nga xam ne mooy monsieur le maire ñu xool ne am na koo xam ne fii ci dëkk bi mi ngi dëkk ci dëkk bi di def lu baax ci dëkk bi di jàppale waa dëkk bi xaarul kenn ci dara yaakaaram yépp mooy Yoff baax bu xëyee ci loolu lay liggéey bu ngoonee ci loolu lay liggéey ñii nga xam ne lim nañ leen fi léegi ñu waxtaan ay weeri weer waaye kat daal ne ñun dey ki nga xam ne tey yaakaar nañ ne buñ ko jiitalee Yoff mu faj suñuy rangooñ buñ ko jiitalee Yoff liñ yaakaar ci Yoff danañ ko am ñu ne nañ dem xool ki nga xam ne mooy Alaaji Biram ñu ngi ñu waxtaan ak moom
ne dañuy continuer waxtaan bi defe naa fi ñu tàmbalee woon dañuy mën a rek continuer programme bi pour mën a yeewu waa presse bi ñuy wax ne rek boo gisee tey ndaje bi comme niñ ko waxee fii loolu mooy yille ndaje bi ñu bëgg nag comme ni ngeen ko defee nii tey programme bi nga xam ne coalition bi dana ko tàmbali buñ koy tàmbali yéen ñëpp ngeen am taxawaay bi waaye taxawaay bi mooy xam ci coalition bi ngeen nekk xam leader bi ngeen di jàppale xam yéen ay kan préparé wu ngir élection yi buñ jotee kenn ku ci nekk mën a dem woteel sa leader loolu il faudrait que ñu taxaw ci bu baax a baax fii laa ne woon dinaa si yemale samay kàddu l'essentiel daal li nga xam ne tey moom moo ñu fi indi mooy dañu ñëw tey pour taxawal fi benn coalition boo xam ne ñii nga xam ne ñooy équipe municipale bi nekk fii tey équipe municipale boobu lañ bëgg a jongante ak ñoom pour jële leen fi jongante bi nag dinaa rappeler ne du xuloo du xeex waaye xam-xam la teg ko ci yoon ak wax luñ population bi dégg pour que ñu mën a jël mairie bi kon ñi ngi ñaan yàlla lii nga xam ne moom la ñu tàmbali yàlla nañ ci yàlla defal jàmm yàlla may ñu si ndam ki nga xam ne it moom lañ teg ci bopp bi yàlla may ko jàmm ba li nga xam ne moom lañ yaakaar ci moom mu indil ñu ko jërë ngeen jëf. xam naa avant ma nuyoo dinaa expliquer parce que gis nañ ñu takkal ma benn échappe ba pare jox ma benn document loolu engagement la defe naa ñun ñëpp la ñi fi toog ñëpp la muy engagement boo xam ne tey moo ñu boole moo tax ñu toog fii muy coalition Dekkal Yoff donc dama koy lire rek ngeen may ma lire que tuuti. Lancement de la coalition Dekkal Yoff. Nous, membres du mouvement Jiital Askan Wi, nous engageons à rejoindre la coalition Dekkal Yoff en vue des élections à venir. Un engagement solennel dicté par la seule volonté de permettre à Yoff et ses habitants de renouer avec un nouveau souffle d'émergence, d'assainissement et de prospérité. Je vous remercie. Bismillahi rahmani rahim. A'uuzu billahi mina shaytaani rajim. ñu ngi nuyu waa Yoff di nuyu waa Sénégal di jiital nuyoo bi ci le khalife général des Layènes muy El Hadji Mouhamadou Makhtar Laye di ko ñaanal yàlla mu yàgga fi lool te am wér di ko tàllal suñuy loxo aussi ñun waa Dekkal Yoff mu ñaanal ñu allo mu ñaanal ñu ci mbir mi xam ne tey lan ka commencé tàmbali muy Dekkal Yoff bu ñu fa jógee dañuy nuyu imam ratibu Yoff di imam Mouhamed Ndoye muy imam boo xam ne intérêt Yoff rek kaa ko tax a jóg ñun ñii waa tànk ak waa ñi doonoon waa collectif xam nañ ci dara donc imam ñu ngi lay tàllal suñu loxo aussi nga ñaanal ñu ñun waa Dekkal Yoff ndax ñu am ndam incha allah ndam lu sedd guy ñu ngi nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi di nuyu waa presse bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu suñu invité yi di nuyu ñëpp di nuyu aussi waa diaspora jër na nuyu parce que ñoom seen yitte yëpp Yoff la ñu ngi def ay mbir yu am solo ci Yoff te ñoom bëgg nañ changement yaakaar naa ne Dekkal Yoff bés bu toogee ci mairie bi waa diaspora dinañ ci gën a gis seen bopp te dinañ kontaan dinañ gën a mën a dimbali seen famille yi xam ne ñu ngi Yoff donc ñu ngi leen di nuyu bu baax donc li waral daje bi coalition bi yaakaar naa ne crédibilité da ci joué lu bëree bëri ak social dinaa ci laal benn rek boo xam ne rapidement que ci ñun la jóge waa mouvement Jiital Askan Wi lu tax ñu àndax ñu dugg ci coalition bi parce que xam na ne coalition bi vraiment personnes yi fi ne yëpp ay personnes de valeur lañ te daan am crédibilité boo jëlee ku mal ni président Biram Ñing bi xam ne moom lañ teg ci kaw muy candidat moom social yaakaar naa ne Yoff ñëpp xamee nañ ko dafa naa Amadou Camara Diène mu ngi koy wax ñun waa mouvement Jiital Askan Wi yaakaar naa ne aussi social ñun xam nañ ko ci biir Yoff donc loolu li ñu gën a poussé ñu ànd ak président Biram Ñing ak les autres candidats yi xam ne ay candidats la noonu mooy les partenaires ñu ànd ñëw
dajale créer benn coalition bu ñuy wax Dekkal Yoff boo xam ne vraiment am nañ si yaakaar lool ñii fi ne ñu jëlee leen fi comme ni ko suñu doyen Cheikh Dia waxee ñun ñu falu au soir du 23 janvier 2022 yaakaar naa ne presse bi ñu ngi leen a jox rendez-vous incha allah am nañ si yaakaar bu baax a baax a baax au soir du 23 janvier 2022 ñu dajawaat vraiment ngeen remercier ñu ah féliciter ñu parce que victoire la ñuy am bu soobee yàlla ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamualeykum waaw balaa may def dara nag damay lire charte bi nga xamante ne moom moo ñu lié charte bi nga xamante ne moo ñu tax a toog fii pour le compte de la coalition Dekkal Yoff. Lancement de la coalition Dekkal Yoff. Nous, membres du parti Bokk Gis Gis, nous engageons à rejoindre la coalition Dekkal Yoff en vue des élections à venir. Un engagement solennel dicté par la seule volonté de permettre à Yoff et ses habitants de renouer avec un nouveau souffle d'émergence, d'assainissement et de prospérité. Merci jërëjëf maa ngi remercier nag ñi nga xamante ne ñoo toog fii ci salle bi d'abord maa ngi nuyu waa Yoff maa ngi nuyu képp ka nga xamante ne mu ngi yeewoo fii ci biir Yoff di nuyu ñi fi teew ñépp di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di am kontante ak mbégte ci mobilisation bi nga xamante ne moom ngeen def tey mu nekk nag journée bu am solo journée ba nga xamante ne tey mooy wone kantan bi nga xam ne ak doole bi nga xam ak engagement bi nga xamante ne moom la coalition Dekkal Yoff am fii ci biir Yoff di nuyu le khalife général des Layènes muy imam Mouhamadou Makhtar Laye di ko jox wàccuwaayam bu baax a baax a baax di nuyu l'imam ratib de la grande mosquée de Yoff muy imam Mouhamed Ndoye di jël nuyoo imam yépp di ko teg ci loxam pour mu seddal ma ko ci waa Yoff yépp di am yàqin ne incha allah lii nga xamante ne moom moo ñu fi tax a daje dinañ ci am ndam bu yaatoo yaatu maa ngi wax nag waa Yoff ne leen ñun yaakaar naa ne képp ku nga xam na ñun liggéey Yoff rek moo ñu tax a jóg yàgg nañ di liggéeyal Yoff ñii fi toog nag ku su nekk xam na ne muy El Hadji Birame Gningue bi nga xamante ne moom moo jiite coalition bi que toujours mu ngi liggéeyal Yoff toujours mu ngi def social donc ñii toog fii composer la coalition Dekkal Yoff y a que des hommes de valeur ay nit ña nga xamante ne Yoff rek moo leen tax a jóg ay nit ña nga xamante ne nekk lu ñu fi pour seen poche ñi ay nit ya nga xamante ne seen liggéey yépp seen jot yépp seen énergie yépp ñu ngi koy def ci biir Yoff chaque jour que jëfee ñu ngi liggéeyal Yoff donc nag ñu ngi ñaan dëgg waa Yoff góor ak jigéen mag ak ndaw di ñaan képp ka nga xamante ne yaa ngi yeewoo ci biir Yoff nga ñëw macha allah adhéré ci suñu projet parce que projet bi dañu ko xalaat miir ko mu nekk un projet partagé par tous ces leaders ñun dëkk li ñu yitteel mooy Yoff
donc li ñuy yitteel mooy Yoff donc nag ñu ngi ñaan projet bi nga xamante ne moom la ñu mûrir ficelé ko un projet bien réfléchi ñu ngi ñaan waa Yoff yëpp ñu ñëw adhérer ci projet boobu pour que ñu ñëw ànd ak ñun liggéeyal Yoff fexe ba Yoff nekk la commune phare de toutes les communes au niveau du Sénégal parce que Yoff dafa nekk benn village bu particulier Yoff dafa nekk benn commune bu particulière donc nag képp ka nga xamante ne da nga nekkal Yoff képp ka nga xam da nga bëgg a liggéeyal Yoff ñun ñu ngi tàllal suñu loxo pour nga ñëw ànd ak ñun pour liggéeyal Yoff parce que ñun Yoff rek moo ñu jox ko jóg di gërëm ñëpp di sant ñëpp vraiment di remercier xale yi fi teew yëpp di remercier famille yi fi teew yëpp di remercier waa Yoff yëpp di ñaan macha allah lii nga xamante ne mooy suñu projet waa Yoff yëpp ñëw jàppale ñu tongom ñu teg ñu ci maire bu Yoff parce que ñun Yoff rek moo ñu tax a jóg jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. avant tout comme yàlla def na temps bi dafa ñu xoj fi mu ne nii defe naa mën nañu jublu ci liggéey bi mais juste rek lii di wane benn mbir comme ni ko ñëpp waxee que ne coalition bi nga xam ne mooy Dekkal Yoff nekkul rek dañu jóg rek taxawal ko te tënkuñ ko ci ay charte moo waral ñu bëgg a lire li nga xam ne moom la ñu bëgg a lire mu nag loo xam ne ni engagement la bu mouvement bi am ci biir coalition bi nga xam ne mooy Dekkal Yoff lancement de la coalition Dekkal Yoff nous membres du mouvement Jàppal Ma Jàpp na bu bii juste madame da nga jaali kii bi ensemble pour tous ana Jàppal Ma Jàpp Jàppal Ma Jàpp ñu ngi fii voilà maa ngi jéggalu lancement coalition Dekkal Yoff nous membres du mouvement Jàppal Ma Jàpp nous engageons à rejoindre la coalition Dekkal Yoff en vue des élections à venir. Un engagement solennel dicté par la seule volonté de permettre à Yoff et ses habitants de renouer avec un nouveau souffle d'émergence, d'assainissement et de prospérité. Voilà loolu mooy li nga xam ne mooy lettre d'engagement bi ñu war a signé mais ñu ngi sant waa Yoff bu baax a baax ci seen présence mais balaa ñuy tàmbali suñuy kàddu dañuy jël nuyoo bu tedd di jël sunu ziar di ko teg ci xalif général des Layènes muy sunu papa Doudou Makhtar Laye Thiaw di ñaan yàlla woyfal yéen bi yàlla yàggal ko sunu kanam di nuyu kilifa diine yëpp imaam yi ak kilifa aada yi vraiment di rafetlu bu baax yéen ñëpp seen teewaay ci biir salle bi nii defe naa lii nii dafay wane rek ne yéen ñëpp da ngeen di soucier aussi li nga xam ne mooy Yoff li nga xam ne mooy yitte bi ngeen am ci Yoff ak changement bi nga xam ne ñu ko toog di ko xaar pendant lu yàgg li dafay wane ne volonté ngeen am pour tey changement boobu ñu xaar depuis toujours tant attendu ñu réaliser que ci élections yi locales yi nga xam ne moom lañ jëm et je pense que tey nit ñi conscient nañ bu baax xam nañu bu baax également kan moo pare pour jóg pour xeex pour njariñu Yoff xam nañ également ban équipe lañ war a àndal pour jóg pour jël li nga xam ne mooy li Yoff moo mën lépp te ñu nangu ko seeni loxo delloowaat ki seeni borom mais également xam nañ tamit ñan ñoo jóg pour taxawu ñi nga xam ne ñooy ndaw yi mais jàppale également ñi nga xam ne ñoo gën a am solo ci jàppale muy femmes yi su ko defee li nga xam ne liñ ciy complété bés bii de bi ñu ko jàppee ku waxoon ne am na ñu doon wax ne salle bi du fees parce que salle la boo xam ne ni 600 places lay jël ñu programmé ko ci ñaari fan mais defe naa tey am na ñoo xam ne ni amuñu place bu ñu toog loolu te am na ñeneen également ñoo xam ne ñu ngi ci biti li muy manifester toujours rek mooy pare bi nga xam ne jeunes yi pare nañ ko pour changement bi nga xam ne bëgg nañ ko te tey jii li nga xam ne mooy coalition bi aussi ñëw ñu rek jiital benn leader parce que yaa ñu neex parce que yaa gën a rafet yére parce que nangam déedéet dañu toog waxtaan ci biir waxtaan ñu déggoo mais dañu gis ne également ki nga xam ne moom la ñu choisir pour jiital ko vraiment daf ko mérité parce que tey bu ñuy wax vraiment koo xam ne nii nekk goo dara ci réew mi ngay jël sa alal di ko def ci dëkk bi ci Yoff tey amul lenn lu Yoff di xewle muy ci association sportive yi muy ci ndaw raab yi muy ci femmes yi am na ci sax ñoo xam ne nii ba seen i ngénte sax El Hadj Biram day ñëw di ci dugal loxoom di ngéntal seen i doom kon kooku bàyyiwul benn secteur kon nag bu yàlla defee tey ñu jiital ko ci coalition boo xam ne dañ bëgg a jël li nga xam ne mooy li Yoff moom
ñu jëloon jox ko ay nit yaakaar leen ñu jël ko jébbal ko ñoo xam ne ni intérêt Yoff yitalu leen dañ ko bëgg a jël delloowaat ko waa Yoff waa ginnaaw ba nag jox nañ ñëpp jox nañu PDS parti socialiste nekk na fi 40 ans parti socialiste boo nga déggee am na parti bu bees coalition bees bu taxaw ñoom ñoo jiite coalition boobu ñu koy woowe xaw ma yeewi seen bopp ñooñu yar nañ réew mi 40 ans defuñu fi dara gisuñu seen bopp suñu bopp si dëkk bi kon nag nañu essayé El Hadji Birame Gningue nañ ko essayé nañu xool moom bëgg bi bëgg a Yoff pendant des années muy jël ay alalam di ko def si dëkk bi muy jël coonam di ko dëkk bi nañu essayé El Hadji Birame Gningue nañu xool El Hadji Birame Gningue dëkk bi mu bëgg di si sonn fan la ko dëkk bi toll lan la ko dëkk bi jaral moo tax vraiment kàddu yi dañ koy tënk foofu vraiment sant di gërëm ñëpp di rafet lu baax teewaay yëpp saa nag maa ngi fàtte Seydina Issa Laye Thiaw teewal fi xalif général des Layènes teewal fi njaboot yëpp ñu ngi koy nuyu di ko beral nuyoo di jégg lu baax di nuyu ñëpp di remercier waa Tongoor waa Layène di remercier ñi nga xam ne ñoo lañ àndal ñëpp vraiment waa Ndingaan ñëpp ñoo leen gërëm jërë ngeen jëf waa Sicap yaatu am na même les membres qui sont au niveau de la diaspora mais ñoom ñëpp Yoff la ñu dëkk donc man ñu jox ma ko ma jiite ko le mouvement tous ensemble pour la République mooy que ni dëkk bi ñun ñoo ko bokk su baaxee ñun la su bonee ñun la donc ma sawar lool ñoo bokk ci coalition bi nga xamante ne li tax El Hadji Birame Gningue moo ko jiite damay wax rek balaa may lire charte bi lu tax ñun ñu choisir El Hadji Birame Gningue parce que dans ce qu'on appelle l'acte 3 de la décentralisation dama bëgg ngeen déglu ma bu baax a baax parce que c'est important l'acte 3 de la décentralisation ñoom président Macky Sall et son gouvernement ñoom ñoo ko mettre en place pour la territorialisation intégrale des communautés municipales et locales ça loolu dafa leer ci biir loolu noonu ñu dugal ci ce qu'on appelle les compétences transférées dama leen di wax rek tax ñu choisir président Birame Gningue parce que Birame Gningue ñun dañ ko saytu ci lu bari xool ko ci lu bari Birame Gningue boo jëlee wàllu l'éducation mu bokk ci benn ponk bi nga xamante ne moom la ñuy wax les compétences transférées mu tabax ci muy dimbali élèves di joxe ay bourses d'études aux élèves de Yoff ñii mu leen di fayal seen frais de scolarité te mu ngi koy def yéen ay témoins ngeen yéen ma ko gën a xam ba Yoff soxlawee lycée Yoff CM la amoon dëkk yëpp am nañu lycée ba mu des Yoff pour mu amoon lycée normalement man dama yaakaaroon ni que le ministère de l'éducation nationale ba moo war a ñëw tabax des écoles à Yoff pour mu mën am lycée wala le gouvernement wala boog le maire qui est en place mais defuñu ko moom moo jël ci ay alalam mu tabax ay classes supplémentaires au CM de Yoff pour que CM bi aujourd'hui mën a nekk lycée ci wàllu éducation moom mu ngi ko ci def ci avec ses propres moyens boo jëlee wàllu santé mu ngi tabax ay district municipal et district sanitaire des postes de santé pour nit ñi diñ ci mën a faju boo xamante ni c'est avec ses propres moyens di dimbali parce que man damay toog këram yooyu sax di ko wax sax dafa amul solo mais li may gis ñuy dugg ci ay ordonnances ak yooyu noonu dafa bari parce que mu ngi jàpp ñi nga xamante ne pour seen wér-gu-yaram di leen jàppale ci lu bare ci wàllu santé nga jël éducation bi noonu la nga jël santé bi noonu la nga jël wàllu sport man Modou Lo maa ngi lay champion maa ngi lay ziar bu baax a baax moom laay ñëw noonu parce que RS Yoff wàllu lamb ji laay ñëw ba pare moo tax may sant champion Modou Lo parce que Modou Lo lu mu doon yëpp aujourd'hui ginnaaw yàlla ak El Hadji Birame Gningue moo tax nit ñi dañuy réeréer des fois mais champion Birame Gningue mooy nekk ci ginnaawam di ko manager di ko jàppale Modou Lo tamit doon nit ku baax ku ouvert ba tey yàlla teg ko fu mu nekk tey aujourd'hui El Hadji Birame Gningue ma gis mu won ma ni dafa jënd carte promoteur pour jàppale mbëru Yoff yëpp ñu ngi am ay combat te xamuñu ni que combat am yooyu si moom mii la ñuy jaar mbëru Yoff yu bëri tey aujourd'hui ñu ngi am ay combat parce que loolu moo tax mu jënd carte promoteur dafa am solo ñuy wax l'histoire pourquoi moi je le soutiens ci loolu ci wàllu lamb la boo jëlee wàllu yaa ngi koy wax léegi wàllu RS Yoff l'équipe de football parce que moi il m'a montré des papiers que moom moo jëloon équipe bi en charge pendant 8 ans di leen fay salaire di leen jot seen hébergement di leen joral seen lépp équipement pendant 8 ans mu ko yóbbu pour rek équipe de football bi am Yoff doole. équipe de basket bi tamit noonu man maa créé le Yoff volleyball club parce que man dama créé benn équipe de volleyball à Yoff ak ay doomu Yoff ñu ñoo ko créé
serait-ce que aussi pour que Yoff mën a développer ci fànn yu bëri. Donc moom mu ngi ci sport bi mu ngi ci santé bi mu ngi ci éducation bi mais c'est ce qu'on appelle pardon oui non mais excuse parce que voilà c'est le temps merci beaucoup. quai de pêche bi. merci beaucoup. waaw non li ñu war a wax dafa bëri mais dama leen bëggoon wax lu tax ñu choisir le candidat parce que moom il fait le travail de ce que un maire devrait faire loolu liggéeyu maire la mairie defu ko moom mu ngi koy def donc c'est lui le maire. Ça c'est important à signaler et que Yoff dafa bëri compétence Yoff dafa bëri des jeunes diplômés ñun xam nañ leen bu baax a baax partout dans le monde on les voit on les connaît mais il faut valoriser cette crème là bu ma nee Yoff nag je parle de Djily Mbaye parce que man Djily Mbaye laa dëkk da ngay jël Jàmmalaay jël Apexi jël Ndëngaañ jël Mbengeen mais foofu yëpp ay booy am solo ñoo fa nekk il faut que ñu valoriser leen ñu xool nag la ñuy liggéey ensemble pour que Yoff puisse être la commune la plus rayonnante du Sénégal ñun loolu mooy sunu mbëbët. Nous, membres du mouvement Tous Ensemble pour la République, nous nous engageons à rejoindre la coalition Dekkal Yoff en vue des élections à venir, un engagement solennel dicté par la seule volonté de permettre à Yoff et ses habitants de renouer avec un nouveau souffle d'émergence, d'assainissement et de prospérité. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullah. mbooloo mi salaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi fi fekk ñu ngi nuyu ñu fi fekk ñëpp ku ci ne sa tur ak sa sant di jiital ci nuyoo bi kilifa yi di ci jiital Père Birame bii ma fekk si tey ak coalition bi mu àndal di am contentement bu baax a baax nag parce que comme ni ñu koy waxee chaque fois lii dal na xel yàgg nañu ànd ak moom mais tey macha allah mbooloo mi ñu gis ñu ñëw fii comme li grand Pape Seck wax sànq léegi Pape Seck mosuñu ko gis ak moom. te li mu daan wax rek élection daan na am fii mu sonal gars yi trop tey coalition bu ñëwee ànd ak moom xel day gën a dal te dama bëgg ñun ñu yeewu parce que kuy jël alalam di ko def ci population bu mu bokk lu mu war la lu ko war la mais tey bu ngeen ko dénkee li ngeen xam ne yéen a ko bokk defe naa day gën a neex te père ku ko xam ko ci social tey boo rombee buntu këram chaque fois moo ngi fees del ak ay nit muy jàppale Yoff rek a ko ñor. di wax yéen ngeen jàppale ko bu baax a baax parce que jàppale ko mooy jàppale seen bopp parce que Yoff a ko ñor te ku nekk kuy ànd ak moom xam nga engagement bu mu am ci Yoff dañ koy ñaan rek incha allah coalition bii mu àndal yal na leen yàlla may ndam incha allah jour élection ba te am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax di kontaan bu baax a baax di ñaan yàlla na jaamu yàgg rek merci jërëjëf. amiin waay jërëjëf jërëjëf champion. Asalaamaaleykum. 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 maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk si turam ak santam. tey yaakaar naa mbégte mënul weesu lii. yaakaar naa ne tey li nga xam ne lii moom lañ jublu. lii leeral na ko wane na ne tey waa Yoff actuellement kenn mënu leen naxati damay commencer nag balaa maa signé engagement bi ma remercier ñi nga xam ne ñu ngi ci biti ñooñu lay commencer parce que ñu ngi ci naaj bi demuñu parce que xajatuñu salle bi donc ñooñu lay massawu d'abord di leen remercier si vraiment geste bi nga xam ne bi man touché na ma trop mais di commencer di nuyu sama bàjjena ndax bàjjen mooy bàyyi donc bu ak ni mu mel déplacé wu uniquement pour suñu bés bi ndax bésam la ndax sa bésu doom sa bés la donc dama koy remercier di ko massawu nag ci coono yi nga xam ne yi moom la am tey mais di remercier Adja Xayta agem mayu ko vraiment mu ñëw fii ndax waa këram yépp a ngi fi moom jéggaloon nañ ko
di dem Layeen nag ndax ku wax Yoff wax Layeen di ñaanal suñu xalif Dudu Mokhtar yàlla may ko wér mu yàgg fi lool représentant wu xalif général de Layeen El Hadji Pape Seck wax na ko muy Seyna Issa Diop ñëpp xam li nga xam ne lii moom vraiment moom lay dox ci Yoff moom dafa jël moom xalif la ndax ku ko xam ne mooy doomu 3e xalif général des Layènes mais liggéeyab Yoff da ko jaral lu ne da ko jaral ñëpp mere ko du sëriñ bi nga xam ne bi day toog di laaj addiya rek day xeex pour li nga xam ne lii moom la dëkk bi ndax maamam loolu mooy woon mission te moom mi nga xam ne bi moom mooy incarné nag affaire maamam fii ci Yoff loolu ñëpp xam nañ ko fu ñu ko tuddee vraiment ñëpp xam ne dina jàmbaar jànge noonu ndax ku xam papaam xam ne papaam jàmbaar la woon donc tey mu am lu ñuy dëgmal nag li ñuy dëgmal yaakaar naa ñëpp xam nañ ko fi mu ne actuellement réeratul kenn seen mobilisation bi ku ko gis tey dina xam ne am na waa Yoff lu ñu bëgg fi mu ne jamono bañ leen doon naxee yaakaar naa weesu nañ ko ndax bu fekkoon am na lu ñuy ragal wala lu ñuy tiit tey salle bi du mel ni mu mel tey donc tey ñun dañu am tey pour remercier leen bu baax ma am ñoo xam ne ñii nag war naa leen defal ay remerciement yoo xam ne yi yu particulier la muy ñi nga xam ne ñi ay candidat la ñu woon dama bëgg ngeen déglu ma bu baax a baax maa ngi wax lu am solo ñi nga xam ne tey ñoom ay candidat la ñu woon ñu renoncer à leur candidature pour intérêt Yoff pas pour intérêt Birame Gningue de pour intérêt Yoff loolu moo tax ñu bàyyi la nga xam ne lii moom lañ téye woon commencé par ki nga xam ne kii moo nekk sama wet muy Yankhoba Diène ñëpp xam nañ ne moom mooy leader Bokk Gis Gis fii ci Yoff nekk candidat déclaré ko ba ñëpp dégg ko mais pour intérêt Yoff mu ne naa bàyyi sama candidature Seyna Issa Laye Bane yaakaar naa ñëpp dégg nañ ko si ñuy jëkk a déclaré seen candidature si la bokk extérieur la nekkoon bàyyi la mu doon def pour intérêt Yoff bàyyi liggéeyam ñëw ne vraiment dama ñëw tey pour diriger Yoff ba mu demee ba ci kanam mu ne naa bàyyi pour intérêt Yoff fekk si coalition bi nga xam ne bii moom lañ taxawal coalition bi du coalition Birame coalition bi Yoff la demande sociale waa Yoff ñoo ko bëgg ñu gis Ndiaga Ndoye ñëpp xam li mu représenté si Yoff mu bàyyi njabootam Hollande rek pour intérêt Yoff rek moo ko fi téye ñëpp d'accordoon ne tey moom potentiel candidat la woon pour diriger Yoff mu renoncer à tout cela ne damay ñëw ñu def suñu coalition bi nag tant que Birame mu ngi fi man duma ko jiite waaw loolu la wax ba mu koy wax man nekkuma fa mais dëkk bi moom lu fi waay wax saay dégg ko ndax ñëpp xam nañ ne Ndiaga tey diriger na fi collectif bi intérêt Yoff bi nga xam ne bi Yoff yëpp plus de 3000 diggante Ngor Wakam ak Yoff mu koy diriger di ko diriger de main de maître nag ñëpp d'accord ci liggéey bi nga xam ne bu mucc ayib bi nga xam ne bi moom lay def di remercier El Hadji Diouf peut-être am nañu ko xamul mais Yoff ñu bari xam nañ ko mu nekk Djily Mbaye nekk leader bu mag parti yu mag yi fi ne yépp si ñi ko créé la bokk mu ñëw aussi ne naa renoncer ak sama candidature ànd ak Birame Gningue donc ñooñu tey xam nañ ne intérêt Yoff moo leen tax a jóg am na ay parti yoo xam ne ñu ngi fi tey ma leen di remercier Adja Aïta maa ngi leen di remercier
ndax PDS ñëpp xam nañ ne teg nañ candidat mais ñoom ñu ngi dox pour waa PDS ñëw ànd ak ñun te yaakaar naa ne dina sotti coalition bi tëjuwul coalition bi bu ma yeboon ne genn wàll coalition bi ñëwuñu may remercier Khalifa Kane moom moo fi nekkal PUR mu ngi ci salle bi wax ne ñoom seen bopp lépp lu ñu def dinañ ko def pour ànd ak ñun suñu coalition bi jiital ma pour ñu dem ci élection yi te yaakaar naa PUR ñëpp xam nañ ko PUR ku ko am ci Yoff da ngay gagné PUR ku ko am ci Yoff moom mooy faiseur de roi fii ci Yoff donc tey mu ñëw pour vraiment apporter ñu suñu soutien ñu nekk ci ay négociations nag waa gëm sa bopp ci coalition bi lañ bokk AJ/PADS ci coalition bi lañ bokk c'est-à-dire que ñoom ñëpp tey charte bi tey pare nañ pour signer ko mais nag comme discipline parti la il faut ñu waxtaan ak seen parti bu pare ba seen parti jox leen ndigal ñu soog a ñëw mais ñun jàpp nañ ne ñoom ak ñoom ñoo bokk suñu bëgg-bëgg donc vraiment tey man sama xol sedd na trop ndax tey ku dugg ci salle bi vraiment di nga xam ne kii Modou Lo du ma ko gërëm ndax sama doom la nit mën naa bañ a gërëm boppam mën naa bañ a jey boppam mën naa bañ a wax ci boppam kii mais ku ko xam ne boo bëggee lu ko naqari rek waxal ci biram dara mu doon koo xam ne kii dafa gore ndax gis nañu ay moroomam Sénégal gii gis nañ ay moroomam am na foo xam ne fi boo fa tolloo doo jël dara di ko jox nit da nga koy aakimool say mbokk téye ko mais moom deful loolu au contraire ba mu demee ba nekk roi des arènes la gën a nekk nag sama doom di ma xamal ne du dara loo xam ne li moom lay dindi gis ngeen tey Lac Rose la dëkk am na kër Yoff waa Yoff la dafa ñëw tey pour jàppale waa Yoff c'est pas pour jàppale Biram parce que bu fekkoon ne man rek la yaakaar naa ne mën naa bañ a déplacé wu buy ñëw sama kër lay ñëw mais bu ñëwee fii pour apporter li nga xam ne lii moo nekk ci moom waa Yoff képp koo xam ne kii bëgg nga ko yaakaar naa ne mu ngi wax ak yow pour que ngeen jàppale ñu pour ñu defar Yoff parce que affaire bi nekkul jàppale Biram peut-être leader yi dañ ko jël jiital ko mais du Biram affaire Yoff la lii coalition la ñun ñëpp ñoo ci yem man moomuma coalition bi man mouvement laa yor awma parti mais ay parti ñoo bàyyi seeni parti pour ñëw ab jàppale Yoff donc tey loolu dafa laaj vraiment ñu leeral ko ñëpp am ci tey ku gis salle bi xam ne tey démonstration de force bu am solo lañ def waaw gis nañu ñoo xam ne ñii ñoo nekk ci nguur gi mais bu ñu wootee yaakaar naa ne am na yoo xam ne sax mën naa ci bañ a dugg mais li ñu wóor daal mooy ñun suñu xel dal na en tout cas ñun suñu coalition bi dekkal Yoff parce que ñun du question dekki li ñu Yoff parce que Yoff deewul bañ di ko dekkil dañu koy dekkal waaw maanaam dañ koy rénover loolu moo ñu tax a jóg pour defar Yoff gu bees loolu mooy li nga xam ne lii moo ñu tax a jóg maa ngi gërëm ñëpp di leen sant léegi nag dafa am charte boo xam ne bii moo ñu lié pour wan leen ne ñun ñëpp ñoo ci yem charte bi dañuy jël un engagement solennel signé ko bu wane ne tey ñun dañuy àndu nawle la ñuy ànd nag du ànd boo xam ne bii nit daf ko jiite ñun ñëpp ñoo yem ci kii bi d'égal dignité amuñu benn xaarma yàlla amuñu benn kii boo xam ne bi benn distinction boo xam ne bi dañ koy def lépp lu ñuy def dañ koy defandoo lu ñuy décider dañ koy décidendoo bu ñoree maire bi aussi noonu lay demee c'est pas que Biram mooy nekk maire que moom mooy décider lu ko neex ñun nekkuñu foofu parce que ñun intérêt Yoff moo ñu doxal képp koo xam ne kii yaakaar nañ ne mën nga apporter Yoff dara mais dañuy ànd ak yow bañu ñu si kenn même ku nekk APR bu ñëwee suñu kii dañ koy accepter parce que lii Yoff moo ko bëgg li Yoff bëgg nag képp koo xam ne kii homme de valeur nga bu nekk Yoff dañ la soxla ci ànd bi pour que ñu mën a liggéey dëkk bi ndax ñun liggéey dëkk bi rek moo ñu intéressé
gis nañ li fi am gis nañu li fi am bu dee affaire mbokk la ki fi nekk kenn gënuma bokk ak moom kenn gënuma bokk ak moom te yaakaar naa ni ñi saal bi xam nañ loolu waaye nag ab liggéey amul ak mbokk amul sentiment ndax lii intérêt dëkk bi la dëkk bi fi mu ne nii mooy souffrir dëkk bi moo sonn waaw gis naa Adja Roxe génn benn vidéo mu ne dañu bëgg koo xam ne kii dafay liggéey dëkk bi bu liggéeyee dëkk bi lu dëkk bi am mu delloo ko ci dëkk bi mais pas mu jël li nga xam ne li moom la kii bi am dëkk bi am mu def ko seen poche mais loolu moo fi am ñoom ñu mer di ko woo ak menacé mais loolu moo fi am loolu ku nekk ci dëkk bi xam nga ko ñu wax ka xam nañ ko ñu bañ ko wax xam nañ ko kilifa nguur gi xam nañ ko kilifa aada yi xam nañ ko ñëpp xam nañ ko donc mu doon loo xam ne lii ñun tey loolu la ñuy combattre ñun combattre tuñ ak nit combattre ñu ak nit ñun du ñu wax nit lu ko metti du ñu wax nit lu ko naqari loolu intéressé wuñu ñun li ñu intéressé mooy suñu dëkk dox bu dëkk bi doxoon ni ñu ko war a téye ñu téye ko noonu bon opposant du fi am ndax dëkk baa ngi dox mais dëkk bi bu doxul nag dañuy am courage yi taxaw xamal nit ñi ne dëkk bi doxul amul dara luñ ciy ragal amul dara luñ ciy tiit ma leen di ñaax nag ngeen préparé wu nag parce que élection ñëpp xam nañ ni muy demee xam nañ ne nit bu yoree nguur neex na neexaay boo xam ne bii daf lay jaral lu ne loo xam di nga ko def loo xamul di nga ko def muy lu baax di nga ko def muy lu bon di nga ko def ñu jël suñu matuwaay nag surtout les jeunes ñoom laay waxal dëkk bi yëpp transféré nañ ñoo xam ne ñii ñu ngi dëkk Casamance ñii ñu ngi dëkk Bawol ñii ñu dëkk faneen dañuy taxaw élection ren yi du doon ak élection yi passé ñun dem nañ élection xam nañ lan mooy élection dinañ taxaw nag ñi nga xam ne ñii dëkkuñu ci dëkk bi duñ fi voté il faut ñu taxaw toll nañ foo xam ne fii dañu war a organiser wu on a plus de 3 mois dañu war a organiser wu dès à présent élection yi commencé na ndax normalement en fin octobre la ñu joxe caution yi donc tey élection commencé na li wóor nag mooy ñu organiser wu bu baax a baax liggéey guddi ak bëccëg suba ak ngoon pour li nga xam ne lii mooy suñu victoire ñu bañ ñu ko arracher loolu mooy li nga xam ne lii vraiment moom laa bëggoon a kii muy message bu fort boo xam ne bii bëgguma lim kenn parce que bu ma limee du ma fi jóge d'abord te bu ma limee naa am ñu ma pàtte ndax dëkk bi yëpp a ngi fi tey waa Nord Foire ñu ngi fi waa Ouest Foire ñu ngi fi waa aéroport Diamalaye Yoff quartier yëpp ñëpp a ngi fi donc bëgguma lim kenn di fàtte kenn di frustrer kenn donc ñu ngi leen di remercier bu baax a baax léegi nag dama war a signer engagement bi nga xam ne bii mooy lancement coalition Dekkal Yoff excusez-moi waaw dama koy signer donc nous membres du mouvement Gox Bi nous engageons à rejoindre la coalition Dekkal Yoff en vue des élections à venir un engagement solennel dicté par la seule volonté de permettre à Yoff et ses habitants de renouer avec un nouveau souffle d'émergence, d'assainissement et de prospérité. Candidature li ñu doon def yëpp pour suñu diggante la woon mais tey dañuy ñëw pour def suñu déclaration de candidature officielle. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables invités, dignitaires religieux et coutumiers, chers compatriotes, Mesdames, Messieurs de la presse, merci d'avoir répondu massivement à l'appel pour notre rencontre historique
pour notre commune. Je voudrais exprimer toute ma gratitude et satisfaction face à cette belle mobilisation. Dans moins de 4 mois, notre pays organise des élections locales à multiples enjeux, à l'issue desquelles vont se dessiner de nouvelles pistes de développement pour nos collectivités territoriales. C'est dans cet élan de synergie et d'action que plusieurs mouvements et formations politiques ont décidé d'unir leurs forces en mettant en place une coalition dénommée Dekkal Yoff. Dekkal Yoff est armée d'un programme de société clairement orienté vers un développement inclusif de Yoff. La coalition Dekkal Yoff, représentée comme suit: El Hadji Ndiaga Ndoye du mouvement Jiital Askan Wi, Monsieur Yankhoba Diène de Bokk Gis Gis, Seydina Issa Laye Bane du mouvement Jàppal Ma Jàpp, El Hadji Diouf du mouvement Tous Ensemble pour la République et votre serviteur El Hadji Biram Ñing de gox bi. J'ai l'honneur d'être choisi. J'ai l'honneur d'être choisi par ces hautes personnalités, leaders et mouvements et formations politiques comme président de la coalition Dekkal Yoff. À ce titre, je serai candidat de la coalition Dekkal Yoff lors des élections municipales du 23 janvier 2022. Dans tous les domaines d'activité de la commune d'arrondissement de Yoff, à savoir l'éducation, la santé, le sport, les sphères religieuses et coutumières, nous nous efforçons toujours à être aux côtés des populations pour contribuer à leur bien-être social. Notre coalition Dekkal Yoff est en train de dessiner les perspectives et le projet que nous présenterons aux populations de la commune d'arrondissement de Yoff dans son ensemble. Nous pouvons en citer 2 exemples de ces projets. Un projet d'assainissement tant réclamé par les populations, instaurer et encadrer le tourisme religieux, une équipe, des enjeux, un avenir meilleur. Ce sont les termes emblématiques de la coalition Dekkal Yoff. ànd bi nga xam ne bi mooy bi wóor. Donc déclaration bi mën naa ko def ci wolof. Mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ne vraiment yéen la ñu invité muy dignitaires religieux yi ak coutumiers yi ñi nga xam ne ñi mooy presse bi ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di remercier nag mbooloo mi nga xam ne bii teew na fi ci oote bi nga xam ne bii moo oote la boo xam ne bii bu raar la ci woote yi muy oote bu am solo bi nga xam ne bii moom vraiment moom la ñuy woote ci commune bi. Bon di fesal sama mbégte nag di fesal sama mbégte pour mobilisation bi nga xam ne bii moo am bon fekk ñeenti weer du mat sax ñeenti weer dëkk bi dañu war a organiser ay élections locales maanaam mooy élection maire yi mu doon dëkk am enjeu yu bëree bëri dans lesquels ce nisel comment dirais mu doon loo xam ne lii ñun ñëpp tey dafa am ay piste yoo xam ne yi moom la ñu war a tegal waa dëkk bi pour développer li nga xam ne lii mooy suñu dëkk. Bon mu doon loo xam ne lii nag mu doon élan bu bees boo xam ne bii ay action maanaam ay jëf ak ay mouvement politique ñoom ñoo décidé pour teg benn coalition maanaam benn ànd bu ñu tuddee Dekkal Yoff. Dekkal Yoff nag nekk na armée boo xam ne bii dafa armée d'un programme boo xam ne bii dafa orienté wu vraiment
si liggéeyal Yoff loolu rek moo ñu tax a jóg. léegi coalition bi ñi nga xam ne ñii ñoo ko seq El Hadji Ndiaga Ndoye dafa yoroon mouvement am ñu tudde ko jiital askan bi Yankhoba Diène bokk parti ñu koy wax bokk gis-gis Seydina Issa Laye Bane moom mouvement am ñëpp xam nañ ko mooy jàppal ma jàpp mu doon tur boo xam ne bii nag tey mooy indi coalition bi ndax ku nekk dafa am fu muy jàpp pour que ñu li nga xam ne li moom la ñu bëgg ñu am ko. El Hadji Diouf moom mouvement la boo xam ne bi tous ensemble pour la république maanaam ñun ñëpp ñu ànd pour njariñu dëkk bi ak El Hadji Biram ñi nga xam ne nii moom gox bi rek moo ko intéressé loolu mooy ñi nga xam ne ñii ñoo yor kii bi. bon léegi nag tey maa ngi am mbégte trop bi nga xamee ne ñii dañ yor seen formation politique ñii yor seeni mouvement citoyen jël ma tànn ma nag pour man ma jiital leen loolu moo tax tey ma déclarer solennellement man sama candidature pour la coalition maanaam nangul naa leen tey li nga xam ne lii moom lañ ma jiital pour man ma jiite leen ci élection yi nga xam ne yi moom la ñu war a def le 23 janvier ñu leen di xamal ne nag activités yi nga xam ne yi moo war a nekk ci ab dëkk muy éducation muy njàngu xale yi muy la santé mooy suñu affaire yu wér-gu-yaram muy sport bi nga xam ne bii xale yi ci la ñu nekk li nga xam ne lii mooy ñun suñu diine ak suñu coutume bi nga xam ne bii ñun moom rek la ñu am léegi nag suñu coalition Dekkal Yoff bi dafa am ay perspective maanaam dafa am foo xam ne fii foofu la bëgg a yóbbu dëkk bi ak ay projet yoo xam ne yi ñi nga xam ne ñi ñoo nekk ci dëkk bi et dinañ ko vraiment dinañ ko yitewoo ñëpp ensemble ñu cité si nag ñaari projet ndax dëkk bi gis nañ taataay gis nañ ne amul dara loo xam ne defar nañ ko pour bu tawee ñun actuellement Yoff bu xiinee sax ñun ñëpp ñu tiit duñu xaar mu taw bu ñu dañuy ñaan sax yàlla mu bañ a taw fii te taw dafa doon loo xam ne lii tey ñun suñu mbokk béykat yi soxla nañ ko mais ñun bëgguñu mu taw parce que dañu fi liggéeyu loo xam ne lii tey man yaakaar naa ne man maa war a jëkk a wax loolu ndax sama kër ñëpp xam nañ na mu mel adresse bi dañ naan kër Biram ñu ngi fi ndox mi taawe loolu la ñuy wax mu doon loo xam ne lii nag mooy suñu combat nag ñun suñu combat yaakaar naa ne bu ñu commencé liggéey bu ñu jëlee mairie bi bu ñu xëyee assainissement bi la ñuy jëkk a toppatoo loolu mooy li nga xam ne lii moom la ñu kii beneen bi mooy ñun waa Yoff parew ñu pour dem dëkki jas ñun parew ñu pour dem dëkki ji jas mu doon loo xam ne lii mooy suñu xeex numéro 1 lépp loo xam ne lii mairie am na pouvoir am pour ñun suñu waa dëkk ñu rester fii yaakaar naa ab lébu boo ko yóbboo fële noo koy def ñu naan dañ ñoo may ay 1000 parcelles ñun dañ soxla ay 1000 parcelles ci kii bi li nga xam ne lii moom la ñu moom nañ ñu ko bàyyil loolu mooy suñu xeex bi nga xam ne bii parce que ñun duñu doon maire boo xam ne bi dañ fi nekkal état rek ñun maire lañ boo xam ne bi dañuy nekk à côté de nos populations dañuy nekk suñu wetu mbokk yi li nga xam ne lii moom la ñu bëgg ñu ànd si ak ñoom li nga xam ne lii moom la ñuy xeex ñu xeex ka ak ñoom ndax tey tubaab yi def nañ li ñuy def ñii ñëw tey bëgg a dëggal yenn yi waaye lii suufi aéroport mais moom lañ may bàkkee suñuy maam moo ko moomoon di sama maam moo jox suufu aéroport bi waaw léegi tey ñu dem ba utiliser tuñ ko ñu ne ñoom nañ ko pàccoo seen biir bàyyi ñu mais loolu ñun lu ñu ñàkk bopp dinañ ko xeex pour ñu delloo ñu li nga xam ne lii moom la ñu moom loolu duñu ko bàyyil kenn donc loolu mooy li nga xam ne lii kii bu pare nag li nga xam ne lii moom la dëkk bi moom ñu def ko ci dëkk bi dëkk bi liggéeyalul ab maire liggéeyalul ab ministre ñun suñu bopp la ñuy liggéeyal loolu lañ bëgg mu leer maa ngi leen di gërëm bu baax nag di leen sant di leen masawu seeni coono asalaamaaleykum wa rahmatullah